asalaamaaleykum mbokk internet yi Okchat.net Okchat TV dañ leen di ziar di leen bégg di leen baaluwaat àq bu baax di leen baal àq di leen ñaanal jàmm di ko saako ci yéen di ñaan Sénégal jàmm yàgg fi lool seen émission Ahlou Lamb tey ñu seet si sunu papa ñu gënoon ko xam ci Pape Diop Boston liggéey lu ne ci làmb nag ñu toog benn diir xaw ko gëj a gëj trop ci lañ dégg ne yaram bi dafa xaw a sutante tey ñu ñëw fii këram fekk si ko fi fas yéene waxtaan ak moom tolluwaayu làmb waxtaan ak moom ci wërgu yaramam waxtaan ak moom ci nan la ko gars yi taxawoo ak xale yi nga xamante ni tey ñu ngi biir Pikine nekk tey ci activité ci làmb xam ne yàgg na leen a gunge ci làmb bañ taxawaay lañ am ci moom. ñu war a waxtaan lu jëm ci problème mu làmb xam naa ne sax du gudd waaye. sant di leen gërëm ci ñëw bi. waaw père tey yow ngay nitu làmb ñu gisoon chaque journée bu daan am rek bu la fekkee ak wër da nga ko doon ñëw teewe surtout mbëru Pikine war a bëre ñu jékki-jékki gëj la gis ci làmb. Modou Lo bi Modou Lo daane Eumeu Sène ndax Eumeu Sène sama doom la sama oto pour taal ko mënuma taal oto bi alors sama rakk ñëw taal oto bi yëpp ma ci kanam ñu indi ma fii. boobu làmb ji jeex na. booba làmb jeex na amoon na ay séquelles yoo xam ni xam nga làmb. boo demee ba jëm mag. alors xam nga ñun sportif yi da ngay bàyyi ba mu ne teel rek nga daal di soog a jóg mais amoon na yu ma daan metti ak yu percuté woon ci man ci affaire yi contact ak poids. alors buñ ma nee bon na nga faj lii na nga faj lee ma daal di jël quelques médicaments rek daal di continuer waat. alors yenn yi bari na xam naa ni moo percuté. le ministre l'ancien ministre Bamba Ndiaye yàlla na ko yàlla yërëm. moo dem ci président Macky Sall ne ko l'ancien champion d'Afrique day il paraît que dafa feebar ba yóbbu nañ ko clinique président bi ne ko demal nga seet ban clinique la lépp luñ ci fay rek na nga ñëw ma jox la ko nga dem ñu fay ko. kon de passage le président de la République Macky Sall maa ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla lépp loo xam li mi ngi koy jëf ci lu baax yàlla na ko yàlla yokku. lépp lu mu séntu ci Sénégal it yàlla na ko ci lu baax yàlla na ko yàlla defal alors feebar bi bi ma génne clinique xam nga feebar moom boo xësee ba feebar yenn yu bari day aw yenn yu bari day feeñ fajal lii fajal lële fajal lii fajal lële ba presque 1 an et quelque ma daal di samay doom sama ñeenti doom yi nga en Europe kenn ngi Paris kenn ngi Allemagne ñaar ñu ngi Italie alors ci lañ ma daal di defaree yónnee samay billet d'avion toppatool ma samay visa ndax booba it xaw dox dëgg yàlla maa ngi tane alors bi nga xamee ni di toppatool nañ ma samay visa yàlla dogal suma yaay feebar gaañu ci diggante bi keroog bi may dem Italie maa ngi ko denc ak samay mbokk vers coup de 5 heures bi ñu jullee tàkkusaan ba pare. alors bi 7 heures di jot 8 heures jël naa vol pour dem Italie am naa Italie yi 3 mois wax dëgg yàlla di faju alors wax dëgg yàlla yàqalu woon dara it may dem di ñëw fekk sama doom dafa nekk entraîneur boxe ndax fi la daan bëre ci làmb ji muy Ndiaga Diop alors nekk ak benn waay boo xam ne bii nitam la. ku yàlla defal ay wërsëg mu ubbi ay saal yi mu ubbi rek benn saal bu ci nekk dem na 1 milliard wala 1 milliard bu tegal alors nag léegi xam nga lutte MMA bi ñoom Bombardier di bëre dafa dugg te lutte MMA li koy sottal mooy lutte gréco-romaine moom moo koy sottal parce que lutte MMA bëre dóor fii la am ci Sénégal amul fi en Afrique bëre dóor Sénégal rek la am kon bu fekkee ne bii damaa doon champion ci bëre dóor fii Sénégal
doon champion d'Afrique ci lutte olympique xam nga kooku boo ko boolee daal MMA bi day daal di dugg ndax combat au sol lay mujj bu ngeen bëree ba ci suuf da ngeen di dóorante kon combat au sol Gréco-romain na ko moom alors nag yàlla dogal ma di ci waxtaan ak ñoom ñu ne mais yow kon lu tax kon nekkuloo entraîneur au Sénégal man leen noonu nag dafa am samay rakk yoo xam ni comme man aw ma jot ñoom laa bàyyeel loolu alors te itam comme jël naa retraite am na yenn yu bëri ak temps yu bëri amatuma ko quoi fekk fa ay gars yoo xam ni ñoom itam ay africain lañu di wax ci lutte bëri MMA bi ci kaw daal dañoo bëgg a doon ay entraîneur ak directeur technique mais biñ ci waxtaanee man ma génne samay lijaasa génne samay médaille d'or ak président de la république yi fi jaar kon ni président Senghor décoré na ma ku mel ni président Abdou Diouf décoré na ma ordre national du Lion ku mel ni président Abdoulaye Wade décoré na ma Lion d'or xam nga teyit photo yëpp a ngi fi bu leen après dinaa leen ko woon alors ñooñu ne ma nag ñun ci gàttal daal pour mottali salle bi dinañ la def directeur technique. nga nekk directeur technique salle bi. waaw ma nekk directeur ak ñeenti salle la ne ma daal lu jëm ci salle yi daal alors commencé guñu contact yi mais danañ la pour mottali bilan kii bi daal danañ la def directeur technique. waaw père ci kaw directeur technique boobu dogguma la mais bi la feebar bi di attaqué defetu Eumeu Sène bu la pression défaite bi moo la jàppoon wala mystique la wala lan la. non du mystique du pression Eumeu Sène parce que xam nga bu fekkee ni bi yaa ngi dox di dem am yi feeñ ci yow du ñu wax la ko ne la fajal nangam ak nangam ak nangam boo ko fajul wéy di ko wéy yàgg day dem ba daal di indi problème ci sa kaw. combat Eumeu Sène jël ak ji daan ak daanu ñoo ànd dans tout sport il faut qu'il y ait un vainqueur ou un vaincu. absolument mais li woote leer mooy man mos naa bu neex mos bu naqari préparé naa dem daan préparé naa dem ñu daan ma. ginnaaw ba nga nekkee ci jafe-jafe yaram bi xaw a sutante état bi nee nga Macky Sall jël la fi en charge nga jóge ci loolu mais xale yi nga xamante ne ñoo nekk biir Pikine di fi bëree nekk lutteur en activité ku ci mel ni Eumeu Sène Boy Niang Ama Baldé xam nga ak seen rakk ñoom ban taxawaay lañ taxaw ci sa feebar. sama feebar mën naa ni ku ma ci seet si rek xëy na sax da nga am combat seet si ma ñëw toog waxtaan ak man mais li jëm ci sama feebar pour ñëw jàppale ma ci sama feebar wax dëgg yàlla amu ci benn VIP bu ñuy wax d'ailleurs sama VIP xaw ma seeni kër wax dëgg yàlla xamuñu it sama kër pour père xëy na ci làmb ji la nekkoon doon na fi champion ñu ngi dem seeti ko amul benn VIP ginnaaw Eumeu Sène Boy Niang moom mu xam ni mas nañ fi ñëw teyit ci quartier bi liñ dëkk ndax ñi teyit samay doom lañu te bët bu rusul toj mais li woote leer mooy bu dee pour jóg ni xaaral ma jàppale ji ki ci feebaram amul benn mbër boo xam ne mës na taxaw fii Ama Baldé ba sax moom musul taxaw fii ne ma papa salaamaaleykum mais loolu yëpp damay xam ni xëy na dogalu yàlla la te see xooluma ci ñoom pour ñu dem a jàppale ndax damaa jur ay doom man itam kon bu samay doom nekkee ñoom itam parce que kenn ku nekk sa wët seen ndax làmb rek du métier parce que mbër bi bëri si géew bi di fay 100 millions am na ku ne ci pour turbine ba toog sol ay jasneeram te kon tam boo cee demee fekk fa 200 millions te bëriwul am déet donc kon du làmb rek moom mooy nu mu tulati parce que toujours nga gis mbër mu tëb benn supporter jóg may ko 500000 kon kooko nelawul donc kon li wóote leer mooy seen tuuma ci ñoom ak jàppale waaye kenn ku nekk li la war boo ko defee it dañ lay gën a sant rek. waaw père loolu la wax kenn ku ci nekk li la war boo ko defee dañ lay gën a sant mu nekk koo xamante ne ni naa la boo heure bu nekk ci club sax di football ba jël retraite dañ naan kooku légende équipe bi la kii légende Pikine la muy sunu papa def lu nekk ci làmb yàgg indi mbër la jegeen moom moo conseillé Eumeu Sène ci combat Lac de Guiers Eumeu Sène moo ko indi Eumeu Sène daan Lac de Guiers numéro 2 te li mu def loolu moo ci gën a tuuti ku dem ba nekk champion d'Afrique def lu nekk ci làmbu tey boo doon conseillé tey xale yi nga xamante ni ñu ngi nekk en activité toll ci seen diggu doole di entraîner di jël ay poids yu diis tey boo leen doon conseillé yow lan nga leen di wax ci après seen suba. li ma lay indi wax rek mooy conseiller mooy ñun bi ñuy bëree
poids yi ñu daan yenu réglementaire wul léegi la matériel bi gën a sophistiqué te it faju bi war ci jamono yi ñun fajuwuñu ko dëgg rek mooy dëgg waaye léegi à l'heure actuelle ñoom moyens yi ñu am pour faju nun amuñu ko woon ndax xëy na buñ daan bëre ci 1 million wala 2 millions 2 millions 500 ci la ñu yem tey làmb àgg na 100 millions ndax 1 million wala 2 millions boo ci préparé combat bëgg cee jox say bokk bëgg cee jox say àndandoo faj ci ay soxla dem ci say sëriñ defe naa loolu 2 millions àttanu ko kon doo tala faju da ngay maasale rek te ndam da leen a jaraloon lu te ndam jaraloon nañu lu ne loolu rek la mais li wërte leer mooy ñoom am nañu chance nag à l'heure actuelle buñ jógee di yenu ay poids xam nañu li ñuy yenu kenn ku nekk xam nga li nga mën a yenu ak li nga mënta yenu te itam moyens yi ñuy war a fajoo léegi la gën a am kon ma di leen conseiller nañu yenu lu ñu antan te itam nañuy faju fu nekk fu ñu toll alors mbër day teel a tëdd di teel a yeewu dem entraînement alors ànd ak say bokk ci loo xam ne lii fu ñu la conseil bi ci war nga topp loolu te bañ a topp succès bi parce que am na ñoo xam ni succès rek la ñuy toppee mbër boo ñàkkee succès bi ñu bàyyi la kon li may conseillé xale mbër yi nga xam ne ñooy ne ci jamono ji à l'heure actuelle nañuy lekk ba suur di naan ba màndi di teel a tëdd di teel a yeewu di dem entraînement bu ñu feebaree nañu faju la ñuy yenu nañu xam poids bi ban poids la moom laa yenu ak yu ma war a yéen topp docteurs yi parce que docteurs yi Sénégal kenn mënu leen docteurs yi Sénégal kenn mënu leen man bi may jógee fi di dem Italie wax dëgg yàlla maa ngi tane ndax li taxit maa ngi doon tane bi nga xamee ni bii toog naa fii ci dëkk bi ñi may seet samay am di jàmm aw ma temps sax reposé moo tax samay doom tellement yóbbu en Italie pour que may xoolaale sama yaram dëgg la waaye nag ak it ma mën a noppaluwaale parce que fii doo am temps nopp parce que bu bàjjen ñëwee wala tante ñëw wala mag ñëw wala rakk ñëw wala yaay ñëw wala keneen ñëw doo man ni il faut que ñu agsi ñëw seet la doo am temps wu nelaw doo am temps wu jël ses médicaments ak yooyu yëpp loolu moo tax dégg nga ko ma demoon en Italie waaye du feebar bi rek ndax wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla maa ngi waa tane woon naa itam maa ngi sant yàlla itam. yal na yàlla yokku tan bi yokku wër bi ba nga dellusiwaat di gungewaat gars yi comme ni nga leen doon gunge ci làmb parce que ñi ci mel ni yow dañ leen a soxla ci làmbul tey père fi làmb ginnaaw bi ñu génnee ci feebar bi yaa ngi am feex bu baax ñu ngi ñaan yàlla mu yokku tey làmb fi mu toll ak fi làmb 2006 2007 2008 2009 ba 2012 ak fi làmb toll guddiñ toll nii ban jàngat nga ci am. loo gis dañ koy moderniser te à l'heure actuelle lutte bi dafa moderne ndax boo dee seet ñun honneur ak succès lañ doon bëree waaye léegi dootul honneur ak succès léegi alal la màgg wuti ko la da ngay gis mbër mu entraîné ba toll ni bâtiment bi mais du mën a bëre. parce que dañu ne loolu yàgg naa laa seetaan nga koy wax. maa la ko la force élimine la technique mais nag des fois nga dajeek technicien mu def borom force lu kenn mësul gis. c'est parce que kooku mënul bëri dafa ñëw wut si ki ñëw ni la man ñëwuma xaalis laay wut si kon xam nga ni kooku dumba ndax gis nga toujours nga gis ponkol mu taxaw ci làmb ci la mënta bëre dóor la yaakaar ak doolem c'est parce que xaalis lay wut si kooku yi toujours mbër nax ko daan ko ñu naan pourquoi ku tuuti kii daan ku réy kii c'est parce que kooku dafa jàngul bëre dafa màgg rek wuti ko parce que xaalis da doon wut si. mais ci mbër tey ñaata mbër nga ciy xool ñoom ñu takk jaaj yi dugg ci làmb sa xel dem ci làmb démb. ci jamono yi waa xam nga goos yi itam aar bi dafa yokk ba tax na bari na ci mbër yoo xam ni bu ñu dugg see sa xel day dem ci mbër yu mag yu bari ndax mbër mu mag mooy takk jaaj yu bari saafara yi ba rang ci seew nga yëkkati sengoor gi takku tous ñu topp ci yooyu yëpp xale yi dañ koy def léegi c'est-à-dire nag lenn rek a ca bokkaloon mooy chorégraphie yi ñuy def léegi amul woon ci suñu temps chorégraphie amul woon amoon na sax waaye mi ngi ëppee woon ci séeréer si waaye à l'heure actuelle écrit boo dem ñu ngay def ay chorégraphe moo tax
te itam mbër da daan takku ba dëgër ñëw ci làmb ji sol sabadoor bu jot tout sa ay gàllaajam balaa nga koo gis dafa sumeeku mais léegi ay blouson la ñuy sol moom la ñuy duggee ci làmb ji ba tax ne sponsor yi sax ku solatul blouson bokkuloo ci. kon aar bi day daal di xaw a réer. sponsor moo waral loolu mais tey père làmb fi mu toll boo xoolee VIP yi ñoom ñëpp ku ci nekk yaa ngi ak ñaari avance te sax du ma ne VIP yëpp la da nga ciy compter 5 personnes minimum. est-ce que loolu bokk na ci liy dundal làmb. waaw xam nga loolu boo gisee c'est parce que làmb bi léegi mbër yooyu ngay lim yëpp kenn ku ci nekk at bat benn yoon nga ciy bëre benn yoon ngay bëre ci at mi te xëy na loola du la arrangé te it promoteur bi xaalis lay wut day seet mbër yi nga xam ni ñoo ko mën a may xaalis alors parce que bu jëlee 100 millions dugal ko 100 millions yooyu dafa bëgg mu tegal kon day seet mbër yi nga xam ni ñoo ko mën a indil le 100 millions yooyu lu tegal mu génn ci waaye kenn du bëri kenn du tëgg làmb pour perte dëgg la nag dinañuy am bénéfice mais dinañuy perte aussi alors kooku nag loola la koy waral mooy dégg ko comme ni mu demee tey sponsor yi ñooy dimbali promoteur ci làmb moo tax promoteur yi maa ngi leen di ñaanal di leen sant di leen gërëm c'est parce que man bi may bëre bi may bàyyi làmb 91 laa bàyyi làmb am naa yaakaar ne bi may bëri promoteur yi xewuñu kon tey bu ñu ñëwee ba tey ñuy 100 millions ñëw ci làmb ji ñoom ñoo ko fi indi te it mënoon nañoo jël seen 100 millions dem denc ko ca banque bu wuti leneen lu ñu liggéey kon suñu ñëwee di ko partagé mel na ni man lañ ko partagél ndax samay doom ak samay jarbaat ak samay sët ñu ngi bëri ci arène nationale bi xam nga arène nationale bi ñun ñoo ko yàggoon a ñaan. ñaan nañ ko ci Senghor. ñaan ko ci Abdou Diouf. ñaan ko ci Ablaye Wade mais yàlla dogalu ko mi ngi ko dogale ci palu président Macky Sall. mu daal di ñu defaral arène nationale boo xam ne mu ñu mucc ayib moom ministre des sports am alors Sénégal yëpp jàpp ci wax dëgg yàlla ñu di leen sant di leen gërëm donc kon bu fekkee ne bii agsi nañu ba ci moment bi dafa am yoo xam ni ay réglage la rek ay réglage la rek. mais tam ci biir réglage yooyu noonu dañ doon jooy Alioune Sarr day yàq làmb jeeg dagg bi muy dagg mbër yeeg kër tey bira ñëw bira seen ñëw mbëri di gën a jooy làmb tamit gën a sooxe vraiment parce que tamit làmb diggante depuis 2012 ba tey sax laay wax. xëy na père Alioune Sarr amoon na benn arñe boo xamante ne ni tey xam nga mbër yi am na luñ ci doon sóoraale mais léegi dafa mel ni bira seen wax dëgg si yàlla nguuram ci làmb daal dafa xaw a sooxeel làmb carrément. man nag bira xaw ma ko. mësuñoo toog wax dëgg yàlla ndax bi Alioune Sarr di bàyyi làmb ji muy ñëw presque samay activité bariwul ci làmb ji mais bira ak nu mu mën di ñëwee dama koy ñaanal yàlla kay mu def li fi Alioune Sarr def est-ce que dina ko def ndax président Alioune Sarr dafa jógandoo woon ak ñoo xam ne dañoo xam làmb te it ñun ñi nga xam ne dañoo nekkoon ci làmb ji di bëre Alioune Sarr dafa ñu doon suivre Alioune Sarr alors président bu mel ni moom bu CNG bu mel ni moom dootu fi am de. yow loolu nga gis. loolu laa gis xanaa kay mu bañ a bàyyi ànd ak ñoom di dindi ci xam-xamam di toog ko mel ni bira seen naan ko doxaleel nii waaye ku mel ni moom pour mu am ci làmb ji dana jafe. ndax yi mu fi jëlee dafa bari. mais instant bi nga yaakaar lan moo mën a sauver làmb guddiñ toll nii ba tamit xam nga xale yi war a suqaliku jóg war a fekk ci mag ñi parce que boo xoolee itam VIP yi xam nga am na booy yi topp seen ginnaaw ñoo xam booy nekk seen ginnaaw ñoo xamante ni gëm naa ne buñ leen mayoon sens làmb mën na déclencher waat. xam nga VIP fa muy wax ak promoteur doo ko fekkee te promoteur toujours day seet am na ci xëy na du ñëpp mi ñoo xam ni te itam. kenn du fecc yàlla naa de kenn du tëgg làmb pour perte da ngay tëgg làmb pour am dara léegi da ngay gis promoteur buy tëgg làmb dindi ay billets jox la ko ne la na nga jaay billets yi ci ngay fayu le restant maa ko moom kon xam nga ko génnewul xaalis jox la ay billets la génne jox la. dem bokk na ci liy dundal làmb papa. waaw man mosuma cee jaare te ku ma ko santoon ni du ma ko def ku ma santoon ne ma am ay billets ngi nii ci laa lay fay dama xam nga aussi
booy yi ak succès beeg jamono ma nga jëm làmb ja gën a jaral na leen lu ne. jaral na leen lu ne moo tax ñu nangu loolu. mais est-ce que leen yéen seen jamono loolu amoon na. loolu amul woon maa ngi koy soog a gis ci jamono bii mais ñun suñuy jamono loolu amul woon waxaale ba juboo fi ne te bu ñu waxaale ba juboo bu ñu ñëwee buñ la joxe avance boo ñëwee boo bëree lu mu guddi guddi ñoo di la sa xaalis duñu ne suba duñu ne ginnaaw suba. mais daawul am dagg. déedéet daawul mosut am man mosuma bëri. loo mënti def duñ la dagg. ak loo mënti def duñ la dagg parce que ñun itam liñ doon def dañ ko teg ci yoon wax dëgg yàlla comme problème violence yi am ak bañ a teel ak bañ a ñëw heure ak ramasser lu ma junniy biteel teg ci géew bi di sotti ko ba ñu di la dagg lii nga ñëw ci làmb ji dégg nga ko ànd ak buñ la ne may nañ la lu ma 10 personnes nga di 100 personnes ñu di la dagg yëpp ci yooyu lay jógee. mais nag ñun yooyu yëpp mbër yi dagg yi ngeen di dagg ñi majeure partie bi ñoom ñooy daggul seen majeure partie ñoom la parce que ki la ni sama làmb kat 4 heures laa la may nga ñëw ko maa la fay jox naa la avance sërali kaa ngeeg man boo ñëwul telle heure dinaa la dagg mais kooku bu ma dégg loolu doo ma dagg parce que heure boobu ñu waxante danaa ko respecté ñoom nag duñu ko respecté ñu ne dagg am na indil 20 personnes gën di 100 personnes mais làmb ji itam borom dafa bëgg dara loolu day indi dagg bi ñu ne la tey bu fekkee ni bii replier nga ñu jox la avertissement boo ko defate ko danañ la dagg mais làmb nag da ngay xam la mënoo dëkk ci arrière. mais père ponkal xam nga làmb tamit. dafa yéeme quoi yenn saa yi nga ñëw ci bés doo ci nekk. xam nga ñu seqatal la foog nga génn père. non xam nga aussi. foog nga génn. man day wax dëgg yàlla musuma génn. mosoo génn. ci àdduna musuma arrière sax bay génn moo tax su may daan damay daan soo may daan damay daan. mais père ci sa carrière tuuti. ban combat nga mos a bëre combat boo xamante ni tey nee nga non man tey wax dëgg si yàlla lamb ji doj naa ci dëgg tey. ku mel ni combat Mor Nguer. yaa Mor Nguer. Mor Nguer te booba champion yëpp la daan ma bëreeg Mbaye Guèye le tigre de Fass ñu match nul bëreewaat match nul mais match nul kenn mënu ko ay ci làmb mais mën ngeen a bëre ba amateur yi kontaan génn dal ci seen ko làmb comme premier combat Lac de Guiers Eumeu Sène. wala exactement xam nga da am na combat yoo xam ne day neex yaa may dégg mais am na combat yoo xam ne boo ko seetaanee sa xol day jeex parce que da nga xam ne ñii mënuñu. mais li wóor ci seen jamono tuuti ban mbër moo ci gënoon a danger mbër moo xam ne booy dajeeg moom doo nelaw. ku mel ni bari na ci nag parce que Mbaye Guèye boo dee dajeeg moom doo nelaw Boy Bambara aussi maam góor gi aussi. mais ñu xooloon tam tuuti ci bindoo sunu papa Boy Bambara yal na ko yàlla yërëm. waaw ko àjjana moog père Mbaye Guèye père Toubabou Dior. voilà ak Toubabou Dior. yal na leen yàlla yërëm xaare leen àjjana ba sunu papa Balla Gaye 2 Balla Gaye numéro 1 xam nga ñoom ñëpp yal na leen yàlla xaare àjjana. yal na seen yombal xiyaam gënal leen seen aduna. dee di seen noflaay te sunu papa ji itam yàlla bàyyi ko fi sunu kanam ba ci kanam ci kàttanu yàlla mën na ko. te yàlla na ko yàlla def. inchaallah ok léegi nga ne ci seen jamono mbër yi gënoon a tàkk ñu xool suñu papa Boy Bambara xëy na taay bi. waaw ni mu tolloon quoi. waaw mais nan lañ mënoon a def yéen ba sonal leen te ngeen gënoon ko gudd orange. waaw man Boy Bambara ci làmb ji laa ko fekk man daanaka seul contre tous laa doon bëre. yow de ku dul Falaye Balde mi ma jox seen ne ma làmb jaa ngi nii. aw ma woon ku may àndal ak ku ma dul àndal. ndax ñi ma doon àndal du ñaay mbër. kon yow daal doon nga bëre mbër yëpp. mbër yëpp laa doon bëre sama combat ak Boy Bambara kay ma nga ne le sa mi ngi nga jàkkaar lool. moo nekk nii ci digg bi ci photo sëñ Babacar bi. waaw maa ko bës noonu mu jaaxaan ma tiim ko. kon xam nga Boy Bambara taayam doonoon na technicien boo xam ne bi képp ku dal ci tànkam. bu la daanee say bokk jóg taxaw. da doon bëree tànk quoi. mbërum tànk la woon moom da daan ñëw de léewtoo ak yow xeex ak yow xam nga xeex bu yàgg nga dem ci suuf mais ñi mu daan ñëpp mbot la leen daane ndax da ko mëne woon te xam nga mbërum tukulóor man mii mëne woon naa mbot ndax daanaa bëri ci làmbi tukulóor yi mais li wote leen mooy Boy Bambara boo dee seet ci champion yi fi gën a màgg gën ci mën a bëri itam kenn mënu ko ci génne. wax dëgg yàlla
Boy Bambara c'était un vrai champion. seen jamono comme li Yékini doon wax biñ koy jox Balla Gaye mu ne làmb ji dañu am problème mu VIP ay poids lourd mais suñu amoon poids lourd yu doy kon man waruma sax bëreeg Balla Gaye mais kon yéen seen jamono la maanaam yéen ñi daje woon ci kaw. yéen a ëppoon ay mbër yu garaaw waa seen jamono yéen. ñoo ëppoon mbër yu garaaw parce que poids lourd yi ñu doon dajal ñu ñëpp man 82 laa yemoon gën jaa bëri 90 kilos mosuma mat 100 kilos te ñoo doon bëreel yëpp ay 120 130 lañu. mosoo mat 100 kilos. déedéet mosuma ko mat mosuma ak 91. te daan nga 100 kilos 120 kilos 140. may la mbër yi ma dajeel yëpp kay nee naa la. daje naag Mbaye Guèye daje naag Robert daje naag Double Less dajeeg Moussa Diame dajeeg Ibou Senghor dajeeg Boy Bambara dajeeg Ousmane Ngom Samba Diaw Madiaw Ndiaye Boy Remarque Aline Fall Mor Nguer Manga Docteur Faye Mayoro Fall San Diambour Aline Sey mën naa la limal ñoo xam ne ay temps de nga xam ne champion laa. mais père ci loolu nga am ci ñaata victoire ak ñaata défaite. sama lamb bëri naa lépp 60 combat bu ma daanoo xëy na 4 fois lay man la yem te ku ma daan naa la. yaa ngi maa nga ko daan. maa nga sunu bëri dafa amoon coow ndax dañu bëre fële stade Marius Ndiaye boobu ci lutte simple la parce que lutte olympique la. mu bëre ba agsi final ma bëre ba agsi final ñu ne Pape Diop maa nga ci géew bi ma ñëw mu toog ñu woo ko mu bañ ñu jox ma victoire par abandon. ah bon. barke Salatu Fatiha ñu ne Pape Diop day ñaay Pikine champion du Sénégal. mais kon est-ce que Pikine ba lamb dee lamb ba tey Pikine mos na am ku mel ni sunu papa Pape Diop. dégguloo li ma la wax ñi ma la limal yëpp kay champion yi ma dajeel yëpp kay te bëri naa lu ëpp 50 combats te daanuma ci ba sam gën jaa bëri xëy na 4 combats laa fi daan te ñi ma daan kenn ku ci nekk daan naa la. ñi ku la mos a daan ci làmb daan nga ko. ku ma mos a daan ci làmb daan naa la waaw wala sunu bëre am coow. mais tam bu ñu xoolee booy Pikine yi ay comme ñu ñëwaat ci rek Ama Boy Niang et cetera ainsi de kan nga ci mos a teg sa fii sa biir nekk ne ko làmb ji nii ak nii ak nii ak nii nga war a daane mbër mi. Eumeu Sène Boy Niang Balla Beye 1 Mansour Diop Ndiaga Diop sama doom Balla Beye 2 ak yeneen ñoom ñëpp amul koo xam ne gi tëjuma la ci sama nekk waxtaan ba bu yàgg rek ma seen kay ci mujj contre Bombardier bi fii la toog bay neer ci guddi. mais est-ce que wala retour boobu est-ce que gëmoon nga ne Eumeu Sène war na mën a daane Bombardier daanaat Bombardier. mais bien sûr dama xam ne da koy daane te na mu ko daane woon la koy daanaate parce que li woote leen mooy poids lourd fu mu incliné fa lay daanoo te toujours Bombardier mu Eumeu Sène da koy piège day fatt gauche ba attaqué ko te la mu koy attaqué du dëgg ci moom day bëgg rek mu Bombardier décollé te heure bu Bombardier décollé rek bu jëmee ci kanam rek mu fàqat ko mu wuy si ko ñaar yoon yëpp noonu la ko daane. gëmoon nga ne day yombaat ci gëmoon naa ni day yombaat ci moom keroog bi muy bëreeg Balla Gaye gëm naa ni da koy daanaat. mais combat bi encore ñu signé waat ko combat am ak Balla Gaye bi nga déggee ne Eumeu Sène jëlaat na Balla Gaye. waaw parce que xam nga li woote leer mooy su ma la bëree ma daan la 2 fois. mais buñ ma joxaatee dama naan fa nga jaaroon rek ngay jaaraat parce que Balla Gaye dafa nawloowul Eumeu Sène ba tey gëmul ne Eumeu Sène daan na ko 2 fois de. waaw parce que mos naa ko dégg ci benn interview mu ne daan na man maa ko man. waaw kon kay jeex na nawloowul Eumeu Sène ñàkk a nawloo googu mu nawloo Eumeu Sène ku ne xam ne ni Balla Gaye c'est un vrai champion doomu Double Less jooju. champion vrai la ku la wax lu dul ne champion la waxula li nekk mais nawloowul Eumeu Sène nawloowul Bombardier moo tax ku ne ko daan ko 2 fois ba moo tax gëmul na ñooñu daan nañ ko. mais est-ce que ñàkk a nawloo Eumeu Sène wóor na ci làmb. moo tax kay nga xam ni kay nit ku nekk boo amee ay conseillers tey di bëre ko mel ne Eumeu Sène wala lañ laa wax li nekk mais dégg nga ko dañ ko daan yaa ko man ndax ba mu ko jëkkee daan dañu ko dégg nga li mu yaa wax nga ko daan na ma mais maa ko man ñu del si mu daanaat ko kon kay mënu ko. mais tey papa ñu ñëwaat ci 200% Pikine bi. tey Pikine nekkoon nañ 100%. xam nga ñu amaatoon xam nga ay mën nañ ne sax ay coow ñu déggoon suñu papa déggool. génn def benn interview àdduna yëpp di ci wax. tey ñu jékki-jékki waat ne Pikine rassemblé wu nañ encore pour def 200%. tey yow sa jàngat ci 200% Pikine ak Pikine buñ nekkee benn dànk ànd rek
di jàppale ci di jàppalante ci contact ak lépp est-ce que waa Pikine lan lañ mën a defaat ci làmb. waa Pikine li ñu mën a def ci làmb bari na mais waa Pikine kenn ku nekk da ngaa yor sa saalu bopp. te saal bi war na mën a doon benn. te saal bi bu fekkee ni 100% boobu la kenn ku nekk dëgg la di nga yor sa saalu bopp yor sa écurie bopp waaye du tee ngay fréquenté ak sa morom mais wóolante wuñu mi ngi mel ni tey kii léegi ama seen bu ne woon dara ci saalu Boy Niang du ci Boy Niang mais ña topp ca Boy Niang ñooy am beneen esprit topp ya ñooy indi beneen esprit. mais est-ce que loolu ñu bu amee 200% bi ñëw parce que man wax dëgg si yàlla am na ñi ma toogal ñu ne ma 200% bi gëmuñu ko. mais déggoo li ma la wax ñi wóolantewul kay mënuñoo gëmante 200% boobu ñuy wax bu ñu ko defee ba ànd boo ko toog wax ko fii ñëpp a jóg tàccu bu ñu fa jógee loolu du am parce que day am ñu ne ca ginnaaw di yàq day am ñu ne ca ginnaaw naan ko non dégg nga ko bul ko parce que ku nekk sa bopp ngay fexeel. kii boppam lay wutal kële boppam lay wutal nangam moo tax mënuma d'accord ak ñoom fenn. mais est-ce que ñoom fi ñu toll ci làmb ñoom waruñu woon a mën a dépasser niveau boobu noonu Eumeu Sène ñu ne ko maanaam Ama ñu ne ko Eumeu Sène da lay yàqal wala tey benn Boy Niang da lay yàqal. te ñoom li ma jaaxal du yàgg bañ bëri. mais ñoom ay nit kese lañu xam nga yàq kat mi ngi mel ni nga tabax sa tabax rek boo koy tabax. pour mu dem ba doon étage problème la de mais boo ko bëggee daaneel mën nga ko daaneel ci benn bis. am déet. te am na ay gars yoo xam ne ñu ngi nekk ak ay mbër topp ci seen ginnaaw bu ñu sañoon kenn du leen jege xamul tax du leen jege parce que dañuy bañ ñoom itam la ñuy am ci mbër ma yàqu moo tax seen 100% boobu ñuy wax ak 200% dana ñàgg 300% parce que kenn ku ci bëre boo daanoo ñu ne la diw moom ma diw la ko def. te Pikine dañoo am ay combat yu danger combat yu yéeme yu garaaw yoo xam ne moom la ñu war a dëgmal xëy na Eumeu Sène passé na ci ay combat mais tey boo jëloon benn Ama Baldé mu war a bëre Modou Lô nga jël Boy Niang mu jóge ci Tapha Tine mu jóge ci Lac de Guiers am fa défaite ñëw ci Tapha Tine am fa défaite mu jëlaat yi nga ne sànq doomu Double Less jooju champion la ndaanaan la. waaw est-ce que Boy Niang 2 war na mën a daan Balla Gaye. war na ko mën a daan bu rafet mais ci kaw. mu dégg conseil yañ koy wax ci kaw mu dégg conseil yañ koy wax. kon père bu doon indi Boy Niang tey contre Balla Gaye 2 mu gëm ne tey Balla Gaye 2 mi dama koy daan jël bu gaaw. loolu bu fekkee ni ma nga dépendre ca ma xool rythme ba nga xam ni moom lay entraîner xool dégg nga ko moment bi nga xam ne bii esprit am teg na tranquille ba mu war a mën a bëre ak Balla Gaye gis nga Modou Lô mi ak Ama Baldé. jël combat bu dangereux la jël xaw ma kañ lay koy bëre. waaye Pikine yëpp dañ gëm ne Ama moo man Modou Lô du ma ca d'accord waaye xam naa ni mën na ko daan jël bu rafet waaye moo ko mën. ki nga mën du bëre ki dem ba doon roi des arènes ñu ne la yaa ko mën. war ngaa seetaat sa xel ndax booy bëre si. doo indi xelum maa ko mën waaye mën na ko daan jël bu rëy jël bu rafet. waaye nag mënu ko man Pape Diop en tant que champion d'Afrique maa la wax loolu te itam su ma lay wax ci làmb dafa am fu ma koy teg ndax lutte olympique dafa jeexal téere yi dafa jeexal lépp. mais lutte olympique papa Afrique nga ko doon defee wala Europe wala Sénégal fii. fii laa ko déparé boo déggee kay dégg nga ko ma gënoon a garaaw ci mbër yi. matuma 90 matuma 100 kilos. te 100 kilos bu ma jàpp ñu ne la pare nga technique a tax lutte olympique a tax 1971 laa jëkk a génn réew mi ñu yóbbu ma stage dëkk bu ñu naan Yougoslavie Bulgarie Roumanie ma jaare noona dem Jeux olympiques Munich 1972 ci Allemagne te itam bëre bi ma jëkk a jël médaille d'or damaa dem dëkk bu ñu naan Stuttgart ci biir Yougoslavie bi ma fa demee dañu ma daal di jox ngembu der ak yu ànd ak ay laase moom lañ koy takkee sotti la diwlin ba nga tooy ñu daal di sotti tapis di diwlin ay litres diwlin ba mu tooy ñu soog a soufflé. mais père loolu laa mujjee dina yéeme de. kenn mu soog a gis fa laa jëkk a jëlee médaille d'or. yow mii. barke Rasulullah jël xaalis ba podium numéro 1 million et quelque yi ñu tegoon ma jël ko. te dañ la ngembu der ngay takk ñu raxas la diwlin ba nga tooy xëpp mu ni moom dina la sotti litre diwlin sotti ci tapis bi da nga daan bëri defeenu kooko ñëw war sa kaw nga ni mu génn nga yéegaat ko foofu fa laa jëkk a jël am médaille d'or
du benn médaille d'or nga ma ñëw Algérie 2 ans après jël fa médaille d'or lutte gréco-romaine du ñaari médaille d'or nga may attaqué deuxième médaille d'or sama tànk damm ay béki laa wàccaale fii ak sama médaille benn médaille d'or ak ci avion bi ak ñaari béke ñu plâtre ma Algérie ba Paris laa jëlaate vol ñëw fii waaye teewul am naa médaille d'or xanaa du de médaille d'or ngoog dëkk bi ñoom Sadio Mané gagné ba jël coupe d'Afrique muy Égypte ma dem fa ni njor bet médaille d'or ba jëlaat it médaille d'argent ba doon champion d'Afrique doon vice champion d'Afrique ci dëkk bu ñaan Alexandrie xanaa kon ñetti médaille d'or ak ba argent ngoog ma retourné den ko ñëw dëkk bu ñu naan Casablanca 2 ans après jël médaille de bronze ba Maroc jël médaille ba kon kay am naa yaakaar ci ne li may wax am naa fu ma ko teg fu wóor nga ko teg médaille yi dinaa ko génne nga teg ko sa loxo nga gis macha allah père tey ñu nekk ci dernier réglage émission bi neex trop tey mu am contentement wallahi lazim ma am contentement trop parce que lii dama ko doon rêvé di ko ñaan yàlla toog ak yow waxtaan ak yow ci làmb parce que dama doon déglu sa interview ci làmb ci micro wax dëgg si yàlla nga xam làmb di wax làmb mais yemoo ci xam ko nii da nga ko dund def ci ay jaloore yoo xamante ni man tey mën naa la ne su ma sañoon tey chaque dimanche damay def ak yow émission te xam naa ne chaque dimanche tey boo doon wax ci làmb du bokk li nga wax ci dimanche bi bokkul ak la ma leneen loolu lu ma wër la loo doonul taalibeem mënoo doon sëriñam doon sëriñam parce que man Pape Diop am mbër yi ci dàq bëri Sénégal kenn du leen lim te booleewu ma ci mosuma recevoir ñun xam nga tey ñun fekke wuñ sa jamono mais tey toog ak yow waxtaan ak yow tey xam naa ci yow loo xamante ni mën naa la ne xaw ma ko woon te yaakaaruma ko woon it parce que tey li nga wax ni ngem bu der sotti la liitaru diwlin waaw sotti ko tapis bi waaw leer na ma leer yàlla ne tey ba jël xaalis ñi fi naan tey ay ndaanaan lañ non kooku ci defoon bu ne bërët bu defee loolu xam ne ñii bi may dem championnat d'Afrique dañ leen di wax kaay leen ngeen dem mu ñu ne du ñu dem parce que bi bëre boobu da nga ciy damm da nga ciy gaañu effectivement wax nañ ci dëgg bëri nañ ci am ay mbër yoo xam ni ku ca demoon sa carrière pare mais yow nga jëloon risque mais père yow kon Sénégal waruñu la caaxaane mais déggoo li ma la wax dama ni la président Senghor wax na ma lii nga ma wax président Abdou Diouf mi ma décoré ordre national du Lion wax na lii nga wax président Ablaye Wade mi ma décoré Lion d'or jox ma diplôme wax bi wax na ko Macky Sall mi ñëw au pouvoir taxaw na fii ci digg Pikine taxaw ci digg stade yi ne làmb kenn mënu ko wax fi te tuddoo Pape Diop l'ancien champion d'Afrique te bu ma taxawee ak ñoom mel ni xale seen biir moo tax da ngay tuutal yàlla réyal nga réyal yàlla tuutal kon ñoom li ñu wax noonu ne maanaam kenn mënut a génne làmbu Sénégal ci say loxo sax laay wax mais est-ce que ñoom tey li war ci yow parce que dafa am lu war ci yow loo xamante ni loolu force la dañ koo war a def est-ce que li maa ngi lekk temps bi nag waaw mais tey dama toog ak koo xamante ne nii mën naa laa ne bible la ci làmb koo xamante ne nii tey xam nga lépp tey loo mën a wax ci làmb rek mu ngi ci sunu papa ji toog ñu koy ñaanal yàlla wërgu yaram nag ak fan wu gudd lool yàlla woyofalal ko boppam ba mu mën a retourner si waat di ànd ak gars yi ci làmb parce que Eumeu Sène mi dongale rek romb la dem ba war a sëgg père woo ko loolu beneen affaire la defal naa leen ko ñoom ñëpp de mais Eumeu Sène bi muy daan la dëgër de lan nga ko wax Eumeu Sène xam ne la dëgër mbërum défensive la dëgër du songi kenn fi mu taxaw lay taxaw yor ay arñeem loolu ku ne xam na ko ci moom kon koy il faut savoir décoller l'adversaire pour mën ko jàpp daan ko mbër boo ko décollé wul un défenseur boo ko décollé noo koy daane te itam guy doo ko arraché ci wet yi ngay jaar boo jaaree ci wet yi bëre ak moom loola la ñu santoon booy loola bi booy ñëng di taxaw contre Lac de Guiers lii waxante naa ko moom te itam bu bëree woon loola ndama fay jóge waaye mbër mu bëree ba ci biir itam nit ñi sa loxo damm na boo ñëwee ne ma sama baram bi dafa damm kat amaatuma la contre Tapha Tine contre contre Tapha Tine wax na loolu la ma ne ma sama baram bi dafa damm am déet contre Lac de Guiers itam moo ko waxee mu ne ma kii bëriwul ma ne ko mais bu bëriwul yow nga bëre day attaqué ba foofu mu war a amee nu mu tërati fa lay teggee. mais poids bi mu jëloon papa. poids ba it def na ci effet. poids ba it def na ci effet booy ñëw ku mën a bëre la. xale bu mën a bëre la ah oui il faut le dire mais poids ba mu indi contre Lac de Guiers jaaduwul
ndax xam nga vitesse ak rapidité du benn vitesse ak rapidité du benn vitesse ak rapidité du benn. vitesse ak rapidité du benn am na mbër yoo xam ne vitesse nga leen di daane am na mbër yoo xam ne rapidité nga leen di daane ndax rapidité day ànd ak technique vitesse nag bu dikkee da ngay maasale leen. Père foofu moom dañ ciy teg sunu baaraam ba dama fiy ñëwaat. ci kàttanu yàlla ma jël la tey bu ñu xoolee tey sa néeg taaru torop ñu gis photo say photo. maag sama doom Njaga mii mi ngi nii ci biir toog léegi la jógee entraînement alors dama jël sans photo ñu dendale comme photo ma maa féetee à gauche Njaga moo féetee à droite waaw boobu contre Robert bi may dugg ci làmb ji maa ngi noonu contre bëre dóor la ñuy wax kon nag balaa ngay àgg ci dóor ma daan la doo dóor. boo doon di wax sa dernier kàddu. waaw sama dernier kàddu xanaa di gërëm ñi nga xam ne ñi dañuy dajale mbër yi ndax tey boo demee ñu ne la nouvelle génération Gris Bordeaux mooy seen président ma di ko sant di ko gërëm ci loolu mu daj ñoo ñu dajaloo ba VIP yëpp def benn association Gris Bordeaux di président kon maa leen di sant di leen gërëm. di gërëm it président Manga 2 mi nga xam ni moom itam alors tous les anciens gloires yi nga xam ni ñoo fi nekkoon alors mu doon seen président Double Less sa doonoon premier vice-président ma doon deuxième vice-président en tant que en même temps porte-parole du mouvement ñaari casquette laa ko yoroon deuxième vice-président ak porte-parole yi nga xam ne maa taxoon mouvement bi maa yor seen kàddu kon Manga maa ngi koy sant di ko gërëm ci moom itam coono bi mu ciy daj parce que da ngay ñëw doon mbër jóge ci àll ba ñëw am problème doo gaaw a jot ci ministre des sports wala doo gaaw a jot ci président de la république parce que président de la république doo jóg rek àgg ci moom ministre des sports doo jóg rek àgg ci moom ndax bi ma ñëwee léegi ministre des sports recevoir aguma président Macky Sall recevoir aguma te ku ne xam na ni seen liggéey bu bari ak seen temps lu ci bari moo koy waral mais du seen ñàkk bañ laa recevoir ma di leen sant de passage le président Macky Sall di gërëm itam le ministre des sports Matar Ba ak ay partisans kon may delluwaat rek di wax ne Manga ni mu taxawoo mbër yi ndax bu yàggul rek Marème Faye Sall jël na ay mbër ñoom moo Ahmed Ali pour yóbbu leen Tunisie pour ñu dem faju man boole woon nañ ma ca waaye comme maa ngi soog a jóge Italie def 3 mois Italie ñu jox ma ay garab jox ma ay appareil ma nekk ci traitement xam nga mënumaa boole traitement boobu ak demaat beneen hôpital demaat en Europe ñu dema seetaat da ngay def lii kay ba mu terminé nga soog a def leneen moo tax ànduma ci ànd ba ndax bi ma jógee Italie ak léegi yàggul te traitement yi jeexagul kon foog ma àggale traitement yi su ma gisaate leneen sama yaram wala kiiwul li yéene bi Marème Faye Sall am ba ne mbëri kaay leen yi dem yàlla na ko yàgg man parce que loolu lu baax la. kon daal mën nañu yaram bi macha allah. waaw fi mu ne maa ngi sant yàlla xëy na des na ay séquelles yoo xam ni rek defaraat la xam nga mag moom boo ko see dugg rek bu lii méttee ngay defar la leneen génnaat. gars yi ñu ngi leen di ziarat di ñaanal suñu papa yaram bi dafa xaw a sutante yàlla fëgg boppam xam nga ko tane bu baax a baax a baax a baax tey may ziarat waa Garas monsieur le maire bu Diass Mamadou Ndione ñu ngi lay ñaanal yan wi woyof sa kaw père loo wax ci Mamadou Ndione. waaw Mamadou Ndione gisewuñu mais sa mbokk la ndax mook Saliou Ndione ñoo bokk bu port. mooy sunu monsieur le maire. alors Ndione moomu ak benn waay bu daan liggéeyee Sénélec ñu naan ko Ibrahima Ndione moomu sama doomu baay benn dama rakk bu jigéen laa mayoon Ibrahima Ndione moomu moo tax ma xam ñoom monsieur le maire ma teyit ay bokk lañu
gisante wuñu mais it bu ngeen demee da ngeen ma koy nuyul sama numéro téléphone dinaa leen ko jox boo ma téléphoné yi dinaa mën a waxtaan ak moom ndax mbokkam mu toogalul la te frère am bu mu bokkal ndey ak bàyyi man laa mayoon sama jigéen muy sëy moom ñu naan ko Ibrahima Ndione mu nekkoon Sénélec donc kon monsieur le maire moomu dafa judd fi mu war a baax kooku mbaaxam kenn du ko nattable kooku mënul bon c'est pas possible parce que ku seet fi mu di soxi ko nga xam ko yaakaar naa ni ku mën a dimbale ngoog man nag musuñu toog waaye li wóota leer mooy ku koy séntu na nga koy séntu ca kaw ca kanam du koy arrière de parce que dafa am ngërëmul way jur xam naa macha allah loolu la sunu père Pape Diop wax ci monsieur le maire Mamadou Ndione muy directeur u COSEC tey nekk monsieur le maire bu Diass ñu koy ñaanal yàlla yan wi woyof ci kawam et di ko ñaanit mu jàppale jeunesse su Diass commune bu Diass yëpp Benteñe Toglu Dagga su ma limee damay juum Mamadou Ndione ñu ngi lay ñaan nga jàppale ñu te yàlla tax parce que soxla nañ ko ñu jàppale semeur yeeg ñëpp nga mën leen a jàppale parce que sax mbaax dafa wër àdduna ñu lay ñaanal jàmm di ko ñaanal ñëpp waa Garas Benteñe yàlla defal leen jàmm defal ko Sénégal yëpp may ziar sama gaay yëpp cat ba cat di leen bégge tey am naa contentement trop toog ak tey suma papa suma maam sunu yëpp dina leen gën a jàpp ngeen am tànk yi ngeen ko taxaw it pour jàppale ko yéen itam te am naa yaakaar ci ne su ma ko gisaatee danaa ko gën a sensibiliser ndax kooku lu baax rek la xam macha allah maa ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax a baax jërëjëf